asalaamaaleykum bonjour salaamaaleykum maa ngi nuyu les fidèles internautes d'HLM Post maa ngi ñëwaat tey bëgg waxtaan ak yéen ci beneen fànn ci di artu rek di artu ndaxte si gëm gars yi duñ jug ci def ñun duñ jug ci artu waaw parce que loolu c'est notre devoir le plus absolu dans la société sénégalaise tey lobby ñi ñu ngi ñëwaat encore il s'agit UNESCO que vous connaissez très bien. UNESCO moo ñëw ak programme am yu bees ñëw nañ fi ak seeni programme yu bees programme yi bëri na mais dañ ci établir loo xamante ne c'est titré programme de l'éducation sexuelle à l'école loolu dégg ngeen ko programme de l'éducation sexuelle à l'école njàngale mu sexe ci école yi ci tout tànk yi xam ngeen ne loolu lu garaaw a ngi noonu lu garaaw a ngi noonu xam nga ñun diine lañu xam l'islam ak worma lañu xam waaw am na loo xamante ne fii ba bañuy dee sera un sujet tabou c'est nos enfants parce que ñun xamuñu yooyu du aada du diine xamuñu yooyu il sera toujours tabou c'est nos enfants ba heure bi ñu koy xami ko mais pas normal ñuy jël éducation sexuelle di ko transmettre à nos jeunes frères nos petits frères innocents di leen ko transmettre te koo transmettre xam-xam da koy jéem a pratiquer loolu amul sax sikki sàkk koo transmettre xam-xam koo théoriser ci xam-xam pratique bi lay exploiter loolu bu yaboo ñu xam ko te musiba naaru lay am te lii nag bu yaboo population bi xaar ci seen tànk tubéy ndax une fois ñu intégrer programme bii nii dans les établissements c'est foutu pour nous et nos enfants mënatuñ leen wax ñu dégg mënatuñ leen jox benn éducation mënatuñ leen wax xaala laaw xaala rasul c'est fini bu yaboo ñun ñu wàcc xeex lii bu mu fi am parce que trop c'est trop xam nga sénégalais tamit dinaa ñëw si ñoom tuuti quoi mënuñu vouloir une chose et son contraire xam nga di xeex mbir ba pare bëgg ko dooleel loolu du ànd mbir mi da nga koy xeex ba pare da nga koy xeex nga xam ne xeex nga ko wala nga ba ko fi tey ma ñëw ci mbirum góor jigéen lépp seen programme la góor jigéen bi xanaa da ngay naan ñu officialiser ko mais c'est valable ici au Sénégal l'homosexualité c'est valable ici au Sénégal loolu moom kenn c'est valable gars yi ñoo ngi koy pratiquer et les gens yi gars yi duñ ci wax ñu ngi noppi la fois passée à Mermoz lan moo fa xew mariage góor jigéen ñu jàpp xaw ma 25 góor jigéen yóbbu leen au commissariat lu ñu leen def dañ leen relâché alors comme des citoyens yu simple citoyens yuy sàcc fii ay téléphone ñu ngi leen di téye foofu des années ñu ngi koy tëdd foofu mais homosexuels yi problème bu ñu am dañ leen di bàyyi le lendemain encore plus 2 homosexuels yi doon nekk fële def seen abat sexuel au niveau de Dakar Plateau ñu jàpp leen mais defuñu leen dara du mujj fenn ñoom lu ñu mën di def day jàll mais loolu nag c'est à nous la population d'intervenir parce que lu ëpp day tuuru gis nga dañoo maye benn ku xalaat a teg ñaar danga ko may benn kuy xalaat a teg ñaar danga ko may benn ñun dañ leen may benn ñoo tax ñuy xalaat a teg ñaar muy deuxième bii nii mais programme bii nii éducation sexuelle bii nii à l'école bu jàllee mais c'est inadmissible ça c'est autre chose waaw sénégalais yi jàpp benn mbir nag population bi laay waxal gis nga mbir mi amul de midi à 14h il faut avoir des principes mbir mi booy xeex lenn da nga koy xeex jusqu'au bout parce que quoi qu'on puisse dire nos dirigeants là ne sont là que pour eux nekkee mu ci lu dul ñoom foog ñuy nangoo xeex lu ñu bëggul ci suñu réew loolu moom foog ñu koy nangoo xeex ñun population bi am suñu fulaay bopp wàcc ko di ko xeex waaw loolu mooy fulla moo tax li nga bëggul sa réew doo ko mës a am ci sa réew mais buñ ne nii nga ne garaawul ba ñu tegaat leneen nga ne garaawul fekk lépp jàll na xam nga seeni programme tout le temps day cohérent tout le temps day cohérent si bu ngeen fàttalikoo bu baax Rihanna ñëwoon na fi en 2018 génne fii ne day jàppale éducation sénégalaise bi à 250 millions d'euros
à 250 millions d'euros pour l'école sénégalaise. xam ngeen xaalis boobu du Mali franc. Cela veut dire que gis ngeen cohérence boobu 2018 2019 2020 ñu bëgg établir programme sexuel à l'école bii nii, l'éducation sexuelle bii nii yéen a ngi gis. léegi nag depuis boobu ñun ñu ngi toog ne Thiel ne garaawul gis ngeen cohérence boobu te buñ jigee ci li ci leneen la ñoom léegi ñun nag ñoo war a taxaw à pied ferme bu lii bu nañu jaral lu ne ba lii bañ a jàll jaral ñu à pied ferme. seen lépp day cohérent fii la ñu indi ay mannequin yoo xamante ne c'est bien organisé lépp a ngi ci biir xam nga ku bëgg ku non c'est du n'importe quoi. c'est du n'importe quoi réalité bi am fële yëpp di nga ko gis fii ñoo ngi koy commencé insérer fii petit à petit population bi toog fële di naan lii du am lii du jàll te fekk xolal mu ngi daw si suuf xam nga te suñu ndaw ñi aussi surtout ndaw ñi parce que si ndaw ñi la ñuy jaar pour am li ñu bëgg lépp ci ndaw ñi la ñuy jaar ngalla ndaw ñi ñoom it nañu jàpp seen ngëm. bu leen fëkk yóbbu bu leen alal yóbbu parce que loolu yëpp day jeex mais nañu téye seen ngëm xam nga bu leen lenn yi jaral yenn yi parce que lu ñu bëgg a jàll ci ndaw ñi lañ koy jàllalee à part les papiers consignes voilà bu ñu wàccee si suuf ci ndaw ñi la ñuy wër ramasser leen ndaw ñu amul ñu seen ngëm-ngëm foorul ñu utiliser leen xam nga loolu tamit ndaw ñi war nañ xeex loolu tuuti xam nga ba fëkk bu mu leen yóbbu xaalis bu mu leen yóbbu tamit lu ñu leen mën a proposer ñu bañ ko parce que bu ko ndaw ñi maasee bañ rek seen programme du jàll du exercer wu mais programme bu ñu indi ci ndaw ñi ñoo koy pratiquer ça aussi c'est à bannir quoi waaw ñu dese ngëm tuuti ndaw ñi parents yi aussi ils ont leur part de responsabilité là-dessus parce que mënoo ne jullit nga mënoo ne jullit nga ba pare yow boo amee sa doom boo amee sa doom du jàng sax diineem loolu tamit bokk na ci liy pervertir jeunes yi li pervertir xale yi boo juree sa doom yóbbu ko daara ñu xamal ko li yàlla wax ak li yonent bi wax li diine nangu ak li diine bañ loolu bu duggee ci dënnam ba pare même bu demee école dina am benn barrière boo xamante ne moo enseignant bi fa la ñuy yem ci xam-xam. xam nga loolu tamit c'est très important mais jur sa doom rek yenu yóbbu jardin loolu yaa ngi koy jox tubaab bi sax te xamoo ko jël sa doom rek yóbbu jardin te alors que nga ne jullit nga xam nga yooyu yenn tamit foog ngeen xoolaat ko doomu jullit da nga koy yóbbu alxuraan mu jàng alxuraan ba mu taxaw ci dënnam leneen lu mu gis du fëkk dënnam leneen lu mu gis du ko yóbbu dina xam bu baax nu mu ci doxalee xam nga mais yenn yi mooy loolu nit tamit foog ngeen nangoo taxaw am yaqin ne am Pastef loo xamante ne da nga koy xeex ba nga xamante ne da nga koy mën a daan voilà mais ñoom mënuñu yenu seenu mbon ne dañ ci am ci benn conviction boo xamante ne am ci benn détermination boo xamante ne ñoom gëm nañ ne loolu day yegg ñun tamit ñu am suñu ngëm am suñu mbaax ne ñun tamit mënuñu atteindre suñu objectif c'est impossible. Cela veut dire qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, on l'a pas fait. Si buñ defee li ñu war a def dëggantaan li ñu war a def mooy xeex adduna bi lu fi baax xeexoo ko baaxal lu fi baax xeexoo ko baaxal xool leen sillonné leen monde partout lu fi baax xeexoo ko baaxal foofu ñu wàcc nag wax ak ñii ne leen ñun xamuñu lii du suñu réalité du musulman bi du chrétien bi kenn du ko ci nangu lii du suñuy réalité balaa maa dee ñu naan ce pays est laïque boo xamante ne ci papier la yam ñun dañoo gëm laïcité boobu boo xamante day pervertir say jeunes loolu c'est inadmissible laïcité bi ngeen di jël teg fële laïcité bi na yam fa mu suñ ko bindee mais population Sénégal gëmuñu laïcité parce que lu ñu yóbbee laïcité moo ñu ko yóbbee suñ jeunes yaa ngi nii di dem gaal gi ñi dee ci ndox mi ngeen gis mais ñi pervertir fii ngi ni fi seen lobby ngi yu bon yi bu jeunes yëpp dugg nañ ci ñu ci bëri dugg nañ ci mais loolu lu ko fi indi ay laïcité kii bàyyi leen ko mu nekk ci li mu nekk loolu yëpp laïcité moo ñu ko indil pour lan bëgg exercer seen mbon gi mais loolu du yoon loolu dañ ko war a dindi mu génn fi carrément xam nga seen programme yi bu ngeen ko yëree carrément di ngeen xam ne programme bu néfaste la bu bon programme bu bon ngi nii nag bu yóbboo ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax waaw loolu laa indi woon pour waxtaan ko ak yéen